waaye bu ñuy waxee dimension mentale dañ dellu ci cadre aql te nécessaire bien sûr ñu xool aql boobu fan lañ ko njëkk déggee ndax Seydi Hadji Malick li muy wax ci xilaas ni leer bi nga xam ne moom la yàlla bindee mu nekk leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii naan ruux la ñuy jox ko ay composants wala ay segments ne mooy ruux ne ruuxul kulli ne aqlul kulli ne al qalam ne yëpp a ngi si biir Seydi Abdul Xaadir Jeylaani dafay wax si sirrul asrar nii dañ ko naan an nuur dañ ko naan leer nga parce que raxul ténèbre ñu ne ko aql nga ndax tu as vu et compris lépp li nga xam ne moo am dafa bi ko yàlla defee rek moom il a tout compris ne ko alqalam nga ndax tu li nga comprendre nga transmettre ko ci xuruuf yi ba nga xam ne nit ñi comprendre ko Sëñ Moussa Ba defe naa nit na ko ci gàmmu 2016 mais aql boobu noonu est-ce que mën nga ñu su indil loo xam ne dina tax ñu mën a def lii waral ñuy ut première question bi sax fa lay dugg sax ndax ñu am besoin de renouer ak cette connexion la divine. waaw xam nga dañ ne nit ñetti dimension la dañ ne xel dañ ne yaram dañ ne ruux mais comme ni nga koy indee besoin de renouer boobu man déjà li mel ci mooy ban ci ñett yi moo koy générer boo xasee ba comprendre en fait foofu ci li si des ci lay commencer oyof di yomb dégg parce que ku dégg raisonnement bi da nga yaakaar ni kon besoin boobu forcément ci ruux la war a mën a jóge et pourtant ruux message rek la yaram ak xel dañoo grève yaram ak xel dañoo grève ndax dañoo dem ba comprendre ni muy benn yaram croissance biñ ko limité moom xam na ni yàlla denc na lu ëpp loolu ci moom te xam na ni bu seetee seet amul benn élément bu ko mën a permettre mu àgg foofu kon nag il faut mu wuti wàllu xel moom it xool na xool potentialité yi mu am yëpp capacité yi mu am yëpp li mu denc lépp xam na ni ak lu mu mënti def lu mu mënti jéem mënul fexe ba jot ci ndax day gis benn mur ñu ne ko niveau bloqué il faut nga yokk sa expérience doogee mën a accéder ci niveau bi ndax difficulté bi yow say capacité mënagu ko kon nag comme ñoom ñaar ñëpp jaaxle nañ ñu dajee waxtaan ne waaw man de nangam dal na ma lii laa ci daj waaye fii laa ci yam ke ca des ne manit lii laa ci daj fii laa ci yam ñu ne kon nu ñuy def xel ne xaaral xam naa sama benn mbokk boo xam ni day yaakaar naa war nañu see mën a génne ñu ne kon nañ seeti ruux gis nga mooy li may expliqué bii passé ci 3 6 ak 9 bi yaram lu mu développé am na foo xam ni moom kese mënu fa yóbbu boppam xel lu mu développé am na loo xam ne mënu fa àggal boppam kon il faut ruux dugg mais ruux bañ ko seetee dafa am lu mu expliqué daf leen wax ni moom lu mu am capacité dafa am ci ku mu dépendre kon nag ce n'est pas juste une question de religion c'est une question de survie moo tax ma expliqué ni besoin yi ñuy wax yëpp ay lekk ak ay naan ak oxygène ak leneen loolu yëpp ay illusion la loolu yëpp ay envie la tout dépend nag léegi ci degré d'évolution nit ki lan mooy doon envie lan mooy doon besoin parce que am na foo xam ne nit bu fa àggee soxlaatul dara loolu boroomam ndax lépp luy jëriñ fa la koy jëlee directement gis nga mais docteur du yéen ci wàllu médecine da ngeen di def perfusion ci wàllu médecine ak ci wàllu sport xam nañ li ñuy woowee dopage yooyu yëpp am na drogue yoo xam ne day yokk say performance yooyu yëpp am na et pourtant yàlla am na yooyu yëpp waaye bu la ko xasee cuuj du dañ du rees du wàññeeku ok da ngay sonn di ñafe di gën a sonn mu jël beneen façon indi la jëlal beneen côté indi la ne la am jëlal bii
nga jël ay gars ci beneen niveau ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite gis nga moo tax mës naa ko wax fii yaakaar naa ci Colisée bi bu ñu nee baatu athée moo tax ma ne man athée ci laa mën a ci laa mën a jël ni looluy preuve yàlla ndax xam nga buñ ne religion école la bon xëy na sax loolu semaine prochaine la waaye daf ci am partie bu ma intéressé ndax athée bi lan moo tax mu lànk ni du gëm yàlla dafa nanguwul gëm yàlla wala boog dafa nanguwul gëm yàlla biñ ko jàngal waaye xam na yàlla wax ji nag mooy léegi yàlla ji mu xam ak yàlla biñ ko jàngal est-ce que dëppoo nañ bu fekkee dëppoowul il faut mu utal ko beneen tur ñii naan science ñii naan logique ñii naan nature ñii naan lii ñii naan lële ay yëpp yàlla la rek. loolu moo ñu permettre rek ñu mën a damay loolu moo ñu permettre rek ñu mën a enchaîner si surtout que conscience supérieure boobu ñu doon wóori léeg-léeg baatu conscience nit ñi dañuy am problème pour reconnaître ko diggante conscience esprit ak raison trois yooyu noonu est-ce que mën nga leen gën a leeral pour nit ñi xam faire la part des choses ndax balaa nga bëgg a avancer fa nga gën a xam sa bopp ba noppi. waaw conscience esprit ak raison yomb naa dégg raison mooy boo xalaatee dara mu mën la wax est-ce que lii lu mën a dox la walla lu mënul dox la raison moom mbiram simple la da lay wax est-ce que lii réellement par rapport ak information yi nga jot a dajale ci milieu bi la wër est-ce que réellement lii lu mën a nekk la am déet mais comme li ma wax ci information yi nga am par rapport ak milieu bi la kon fi sa compréhension sa perception yam moom it fa lay mën a yam esprit mooy lien de parenté entre xel ak ruux ndax esprit attewul mbir yi ci logique ba mu jeex dafa am beneen possibilité bu muy bàyyi waale xel moo tax bu calculer lépp facteur Dieu moom daf koy bàyyi xel moo tax day naan moom pourtant nangam mën na nekk bu nangam amoon ainsi de suite waaye conscience nag moo ci intéressant parce que conscience maa ngi koy tudd bi passé conscience ci wàllu xel organe de confirmation la conscience dafa am fu ci nit ñi di juumee te mooy dañoo jàpp ni moom balaa ngay def dara mooy naan tee ngaa bañ a def lii nangam ak nangam conscience du doxee noonu conscience day mel ni tey jii nga jël sa téléphone jël benn fichier ni da ngay supprimer fenêtre boobu di affiché wu naan êtes-vous sûr loolu mooy conscience ci conscience boobu parce que lu jar a bàyyi xel surtout ci développement wu nit parce que xam nga conscience dafa saay-saay conscience mooy li nga xam ne di nga toog jël sa décision gis nga moom ci confirmation demande de confirmation boo xam nga nu muy defee day naan kaasu ndox a ngi nii de mar nga lool foog nga naan waaye da ngaa woor est-ce que c'est sûr que bëgg nga ko jël boo ko naanee de di nga dog sa koor bàkkaar la de waaye sa mar bii de doy na waar c'est ça conscience façon boobu lay fonctionner gis nga dalay def loo nii gis nga moment bi nga jëlee sa responsabilité nag def sa décision mooy la wax naa la li ma xam. moom la sëriñ bi wax ni c'est un conseiller avant l'acte et un juge après l'acte. exactement tout simplement te texte waaye bu ñu dalee si conscience boobu noonu. Serigne Cheikh day wax sa turandoo danaan naaj bi dafa am conscience. te conscience am boobu noonu bu ko amul woon. kon mu lakk chaque jour mu lakk planète. diggante conscience bi nga xam ne si ñun nit di dund la. ak li nga xam ne moo nekk si nos juridiction comme ni nga ko tuddee. nan lañ koy comprendre est-ce que même conscience bi la wala dafa am différence. góor gi tontu na ko ba mu ne mbindeefu yàlla yëpp yàlla am na unanimité si ñoom ba mu des nit foofu rek la dellu ñoom ñëpp xam nañ ki ñu amal affaire ak ni nit toll xam nga lu tax parce que nit ci composant yi ko composé ci lañ bind yooyu yëpp capacité yi yooyu yëpp am ci nit la jóge moo tax nit en réalité nit bu matee nit amul besoin mais li neex ci loolu mooy conscience boobu mu indi ci jant par exemple mais xam nga boobu sax sànq lañ ciy waxtaane yàlla xam na ko ñuy waxtaan bay tudd ni jant bu dul woon conscience boobu
ak filtrage bi yàlla indi diggante ñun ak moom waxuma la sax tàngaay bi mais li muy sori nit bu nekkee ci kaw suuf dina ko dégg muy lakk te bruit bi dana fort goo xam ni day mel ni ko jël scooter taal ko sa wet en constance. kon nag conscience boobu jant bi am ba xam ni fii de nit a nga fa xamit nit ak fi ko yàlla teg waaye nit nag lañu wax c'est très important ndax xam nga bëri na ko wooy boppam nit wala doomu aadama sax te yàlla xam ni matu ko yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel mais gis nga conscience boobu mooy tax li tax sax ñuy wax juridiction ci cadre nit li tax du ñu wax environnement c'est parce que xanaa xamoo la ni tey jii cerveau wu nit moog yeneen cerveau yi ci àdduna bi yëpp connecté moo xam bu animal la moo xam bu végétal la moo xam bu moroomu nitam. loolu mooy def impact des fois nga ëbbali kenn ëbbali sa wet. yooyu yëpp ay façon la. mais gis nga loolu grawul parce que am na question yaakaar naa bu ñu fi posé woon ci cadre loi de l'attraction. gis nga loi de l'attraction boobu ñuy tudd ki ko indi dafa déggul parce que nekkul lu général lu spécifique la te ñi mu spécifique ci ñoom sax mën nañ bañ a xam ne nekk ñoom ci seen wàll la parce que ci biir réseau cérébral boobu dafa am li ñuy woowee cerveau antenne. cerveau antenne mooy cerveau boo xam ni tey jii bu soxlawee information wala moom ci boppam ci biir réseau bi am na pouvoir de décision waaye xam nga yàlla ak ni mu bëggee équilibre cerveau am capacité yooyu yëpp ba pare du bàyyi nit jot ci consciemment il faut mu def yitte yar boppam maîtriser boppam xam boppam doogee mën a